fanweeri simili moo toftal ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xayti ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës tàggat yaram afro basket ci wàllum góor ñi jamono ji ñuy àddoo Sénégal mi ngi daje ak Afrique du Sud fii ci Ndakaaru mu mel ni afro basket boobilee réewum Sénégal ak Tunisie ñoom ñoo lëkkaloo di ko amal daañu fekki Pafara Ñing fa jongante bi di amee ndax moo fa teewal télévision Futurs Médias beneen ponk mbokk yi bu ñu fas yéenee faram fàcce di remaniement ministériel bi fi am gannaaw ba Mahammed Boun Abdallah Dionne ñu tabbaat ko mu nekkaat elimaani jëwriñ yi ca noonee itam am na ay jëwriñ yu des ñeneen ña itam ñu génn ca am na ñoo xam ne itam ba ñu desee dañoo indi ay coppite ñu bees ñi bokk na ci Ismaïla Madior Fall Aminata Angélique Manga ak ñeneen ak ñeneen ci tënk fanweeri jëwriñ lan ak juróom ñeent rédaction bu télévision Futurs Médias seeti ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi ak itam kaddu yi nga xam ne indi nañ ko ci ak lu ci mel ni ministère yi nga xam ne moo aju ci wàllum wérgu yaram yoon ak yoonal ak wàllum biir réew mi beneen ponk mbokk yi muy changement climatique jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fan yi taw yu bari mbënn moo xam ne dafa la jël ay dëkk bokk na ci Sierra Leone ak yeneen i réew ñu def ab taxaw seetlu xam-xamam màcc jëm ci wàllum jaww ji ak lu ni mel ne Sénégal muccagut xanaa kay la ñu war a def mooy ngal la askanu Sénégal ñu tàggat leen ci lu jëm ci changement climatique mbokk yi ponk yaa ngoog taaxi lu la ñu faram fàccee. bismillah xibaaru marax yi ni nu ko junjee la ñu koy dooree Pafara Ñing mi ngi ci buumu jokko gi Pafara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Fatou. mu ngoog jamono ji Sénégal mooy tase ak Afrique du Sud mu soxol afro basket ci wàllum góor ñi réewum Sénégal di ko séq ak Tunisie jamono ji fan la score bi toll. waaw jamono ji ñu ngi ci mi-temps bi tembe diggante Sénégal ak Afrique du Sud di fàttal nag Sénégal moo mëneegum ci mi-temps bi am na ñeent fukki poñ ak ñaar muy 42 Afrique du Sud am 18. ndax nag Sénégal dafa démarré bu baax bi ñu ñëwee ci deuxième quart-temps Afrique du Sud ñaari pañe dong la dugal Sénégal daal di doxal bu baax Mohamed Faye nag moo ci gën a ràññeeku ndax am na fukki poñ ak ñett waaye poñ bu njëkk bi ci jogante bi góor gu Fidjien moo ko dugal moom juróom-benn ci ay poñ la yemagum mu nekk nag jogante boo xam ne Sénégal maîtriser na ko mu ngi joué bu baax a baax mu ngi marqué ay tir primé maanaam soo ko déggee mooy 3 poñ yi yaakaar naa ci lañ defagum différence fi ñu toll nii ci mi-temps bi mu am 42 ñëpp. xam naa bu ñu ñëwee nag score bi dina gën a yokk waaye dafa mel ni Sénégal namoon nañ tamit afro basket ndax tey stade bi des na dell ba ci biti nit ñaa ngi fa des ba léegi nag kon gis nañ ne xumb na deuxième gaynde gi ñu daal dina ñëw Fatick daal ñu ngi dund afro basket tey ci góor ñi fii bu nekk bu am solo. Pafara ñi ngi ñu koy sant di ko gërëm mu fàttaliwaat score bi ci mi-temps bi Sénégal moo am ñeent fukki poñ ak ñaar Afrique du Sud bi mu jàkkaarloo am fukki poñ ak juróom-ñett afro basket boobee niñ ko waxee ci wàllum góor ñi mu door diggante réewum Sénégal ak Tunisie lay xewee jàpp leen groupe B ak groupe D bi Sénégal la ñuy amalee jongante ci Ndakaaru groupe A ak C ñoom ca Tunis lañ koy amee mu mel ni nag groupe A bi Congo RD moom moo tase ak Mali waaye Mali moo ko dóor ci juróom-ñett fukki poñ ak juróom-ñaar ci juróom-ñett fukki poñ ak ñaar lu aju ci groupe B bi Centrafrique Maroc mu mel ni Maroc moom moo ko daan am na juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-benn Centrafrique am juróom-benn fukki poñ ak juróom-benn groupe C Guinée ak Rwanda la mu mel ni Rwanda itam moo dóor Guinée juróom-ñaar fukki poñ ak juróom ci juróom fukki poñ ak juróom groupe D bi moom Mozambique la digganteem ak Égypte mu mel ni nag Égypte moom moo am juróom-ñaar fukki poñ ak juróom réew Mozambique am ñeent fukki poñ ak juróom-ñaar groupe C bi moom Tunisie Cameroun jamono ji ñi àddoo ñoom it ña ngay amal seenub jongante ca réewum Tunisie ñu fàttali ne Sénégal mu ngi ci groupe D jàkkaarloog jamono ji Afrique du Sud daal di koy mëneegu nekkagum ca kaw ndax xam nañu fukki poñ ak ñaar ci fukki poñ ak juróom-ñett. ñu teg lu jëm ci wàllum tàggat yaram wax ci leneen xam ngeen ne démb ba tey coow li bëri na ci Sénégal ak li ko wër ana lan moo ko waral Mahammed Boun Abdallah Dionne la ñu tabbaat elimaani jëwriñ ya gannaaw ba mu giseem ba pare itam gis nañu yu bees coppite yu bëree bëri am na ay jëwriñ yoo xam ne nekkatuñ ci nguur gi am na yu bees yu dugg bokk na ci Ismaïla Madior Fall bokk na ca itam Aminata Angélique Manga ku ci mel ni Aïssatou Sophie Gladima ak ñeneen ci xayma daal bu nu ko tënkee fanweeri jëwriñ lañ ak juróom-ñeent dañuy bàyyi Ibou Diouf mu àndil ñu ci ay leeral. ci gouvernement bu Sénégal bi ñu tàbb démb
am na ay ministre yu bëri yuy doog a def seen dugg am na tamit ñoo xamante ne rek dañu changer ay portefeuille bokk na si ñooñee nga xam ne yees nañu ci wàllu portefeuille ministériel kii di Ismaïla Madior Fall nekk professeur de droit agrégé des universités nekkoon tamit conseil spécial chef de l'État doon saytu lépp lu aju ci affaire juridique kooke nag la ñu jox lii du ministère de la justice mu nekk constitutionnaliste jamono ji mu nar a saytu lépp lu aju ci wàllu garde des Sceaux ministre de la justice mu wuutu fa kii di Sidiki Kaba moom mi la ñu tàbb ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Abdou Latif Coulibaly dellu si waat ci gouvernement bi mu ngi yor jamono ji ministère de la culture mu ñu def ministère plan Abdoulaye Diop moom mi fi nekkoon directeur général du COSEC moom am na promotion gannaaw bu mu duggee ci gouvernement bu yees bi moom ñu dénk ko poste ministre de l'emploi journaliste Aminata Angélique Manga bi ñu xamoon ci RTS jamono ji ministre la ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu économie solidaire ak microfinance ki ñu duppee Ndeye Saly Diop Dieng ak Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop ñoom tamit ñu yees lañu ñooñee ñu jox ku ci nekk bokk na ci ministère de la femme et de la famille et du genre ak ministère de la bonne gouvernance Aïssatou Sophie Gladima moom nekkoon na ministre ci nguuru Abdoulaye Wade jamono ji ñëwaat na ci gouvernement bu Macky Sall ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu mine ak géologie moom mi la mine bu baax a baax wàllu administration ndax jot na fi jiite ay agence ak i direction Mame Thierno Dieng la ñu dénk ministère de l'environnement moom mi la nag dañu jàpp na professeur la médecin dermatologue mu wutu fa Abdoulaye Bibi Baldé bi nga xam ne jamono ji moom la ñu dénk wàllu communication poste TIC ak télécommunication ñooñee bokk ci seen ñëwaat fës lool ci gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne bi ñu doog a tàbb. Ibou Diouf gouvernement bu bees boo bilee am nañu ci dul bokk na ca Awa Marie Coll Seck ñu dénkoon ko lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak lu ni mel Mankeur Ndiaye ak itam ki nga xamante ni si moom mooy Elisabeth Pampasi mu mel ne nag ak itam keneen ku ñu naan Mansour Sy rédaction bu télévision Futur Média seeti Mbaye Sidi Mbaye xam-xamam màcc na jëm ci wàllum politique la mu xam rek moom mooy lu jëm nag ci mbirum Awa Marie Coll Seck bu yeboo ñu ne coow loolu soxaloon machine bi nga xam ne day jàppale aji tawat yi nga xam ne ñoom ñooy dundu cancer bokk na ci itam la tax ñu jëlee ko foofee jox mbir mi keneen Cheikh Tidiane Dione moo xëy dem seeti ko. gouvernement bu bees ñu daal di koy samp juróom-ñaar ci ay ministres yoo xam ne bokkoon nañ ci bu njëkk ba ñoom ñëwatuñu Mbaye Sidi Mbaye di càmbar. Awa Marie Coll Seck xalaat moon que moom dana dem sauf su fekkee moom dafa bëgg a dem. yàgg na si trop et qui connaît tous les rouages de la santé daf ko miin. bi mu jógee fii Sénégal xaw na nekk patron organisation mondiale de la santé. il y a Mansour Sy. c'est l'éthique de gauche. un patron de gauche du dem jël appareil d'État génn xañ ko koo xam ne militant la cadre la non parce que moom liñ ko sant dëgg mooy surveiller par thème massifier par thème et cetera jox ko aura. formateur ca CESTI kii di Mbaye Sidi Mbaye moom mu ngi jéem a xool lan moo tax ñooñu bokkatuñ ci gouvernement bi mu jàpp ne am na ñoo xam ne ay erreur moo leen indi lii. Mankeur dafa wax ci kaw ne président yi bëgg def 3e mandat. duñ ko soutenir il l'a dit ñëpp dégg ko Alpha Condé mer tontu ko ci kaw ne ko du yow yaa ñu koy wax bi ñagas na bon mais amul suite parce que bi mu waxee loolu Mankeur tontuwu ko est-ce que loolu moo tax ñu dindi ko parce que mooy représentant au Sénégal à l'étranger partout moo yor suñu diplomatie xëy na mën na nekk. ñeenteelu gouvernement gannaaw bi kii di président Macky Sall jiite réew mi ni ko alxames gii lañ ko doon samp lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay membres daal di ciy bokk waaye beneen seetlu bi moom mooy lii di suppression secrétaire généraux yi ci biir gouvernement bi.
Cheikh Tidiane Dione jërëjëf Awa Marie Coll Seck moom ngeen doon waxtaanee ko wuutu ca fa mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr lay wuyoo ñu samp ab laaj ne moom kat du ab médecin ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ne du ci dara ndax ñi ciy yëngu te xam ci itam daanu ko gunge du suñuy kàddu Saliou Faye Daaf moo ko xamle ñu dellu siwaat itam ci liggéey bi nga xam ne Awa Marie Coll Seck liggéey na ko ci bopp ministère bi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram Moussa Ngom ak Pape Sangone Mbaye ñoo ko seeti woon. mu doon lu bett ñëpp ci remaniement bi ñu génn lii di coppite bi am ci ministère de la santé bi Awa Marie Coll Seck jiite woon doon it lu ñu bëri di waxtaane bu dee li ko gënal mooy maandu ci li ko mën a waral teewul Saliou Faye Daaf moo ngi rafetlu lii di liggéeyu ministre de la santé bi woon. dañu créé mutuelle de santé yi mu taxaw tey am nañu juróom-benn téeméeri mutuelle de santé ak juróom-ñaar fukk ak benn 671 ci Sénégal c'est bon ñiy soppi seen traite semaine bu jot ñu koy def ñaari yoon tey jii juróom-benn téeméeri nit ci Sénégal. ñu ngi leen maintenir en vie di leen ko defal gratuitement couche vulnérable yi personnes handicapées yi mais Awa Marie Coll def na ci ay jéego yu mag rawatina nag Sénégal am junniy poste de santé ak juróom-ñaari téeméer te foo dem tey Awa Marie Coll Seck fexe na ba mu am sage-femme am infirmier rawatina tey juróom-ñaari fukk ak juróom-benn district lañ am ci réew mi ak ñeent fukki hôpital ak juróom te am na projet bu ñu signé barki démb 97 milliards pour mën a tabax Kaffrine hôpital Sédhiou hôpital. Touba deuxième hôpital Kédougou. ginnaaw ay jaar-jaaram ci ministère du tourisme ak gouvernance locale Abdoulaye Diouf Sarr mën nañ wax ni ku bees la ci secteur wér-gu-yaram wante loolu wàññiwul dara buñ sukkandikoo ci syndicaliste bi. moo Diagne Fada jaar na fi Abdou Fall jaar na fi ñooñu ñëpp kenn mësu cee toog ci classe jàng santé dañ ko war a ubbil bunt yi mu ñëw ñu ne ko lii fi ne lii nag pour nga doxal ko nii ngay jaar ak nii ak nii. mu amit liggéey bu yaatu buy xaar kii di jëwriñ bu bees bi rawatina ci doléance liggéeykat yi. amoon na ay négociations yu bari yu jàll ci diggante syndicats yi ak état yi am na yuñ ciy régler ndànk-ndànk am na yu régléegul organisation syndicale yooyu yëpp dinañ daje ak ministre bi. njàngu spécialisation parce que loolu xale bi koy jàng ci médecine dafay dem pour inscription par année 600 000 la du man du yow du keneen ku ko sa papa mën ci wàllu inscrire sa doom ci loolu. temps Senghor amoon na lu tuddoon engagement décennal daanaka da ngay signé këyit goo xam ne bu ñu la fayalee loolu ba nga spécialisé wu ba pare di nga liggéeyal hôpital public fukki at. mu doonoon ministre ci jamono yi Abdoulaye Wade Awa Marie Coll Seck bokk ci ministre yi gën a yàgg ci seen ndombal tànk bi Macky Sall faloo 2012 ba tey. Moussa Ngom ñu lay sant di la gërëm ñu des ba tey ci remaniement bi ak itam ni ñu taxawalee ministère bi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum pétrole forum civil ak social àdduna ci Mignane Diouf di dànkaafu nguur gi ne itam war nañoo taxawal ab politique boo xam ne dafay soxal lool pétrole bi laata ñuy jublu ci njaay mi ak lu ni mel Abi Faye ànd ak Pape Sangone Mbaye seeti Mignane Diouf ñooñu tënkal la mu wax. ci gouvernement bu bees bi l'état bu Sénégal jox toogu gu am solo li di wàllum pétrole gi ba tax mu sàkkal kook ministère forum civil ak social ñoom gis ne des nay sanc lii di politique pétrolière laata dara di xew. politique bi laa pour man mooy jiitu taxawal politique taxawal organe mën a jumtuwaay yoo xamante ni ñooy ŋànk politique bi taxawal itam benn organe buy réguler politique bi. di ko contrôler di ko vérifier xëy na bu loolu amee mën na am réew mi mën ci exploiter ci anam yi gën a baax. Sénégal la mu war mooy jàng ci démb pays Afrique ya amoon pétrole laata muy njëm ci njaayug pétrole bi. nañu xool ñëwoon démb doonoon ay réew comme ñun amoon pétrole te pétrole bi am lu baax lu mu def ci seen réew ya. am itam lu xaw a doy waar du ma ne lu bon mais lu xaw a metti lu bu mu def ci seen réew yooyu. forum civil et social di ñaax l'état wu Sénégal mu moytandiku bu baax embobinement bu yenn ci multinationales yi. doon loo xamante ni dana indi coppite yu baax ci koom-koom bi yokk liggéey pour réew mi pour ndaw réew mi yokk itam man-man pour entreprise bi parce que xëy na bu boobaa électricité bi mën na wàññeeku. yenn coûts yi nga xamante ni day dépendre ci pétrole bi war na mun a wàññeeku. certaines multinationales qui sont tout le temps prêtes à ce que là où il y a le pétrole ils créent le désordre pour pouvoir l'exploiter au maximum au détriment des populations locales et du pays pétrolier. lii di pétrole bëri na lool lu muy jur ay tension ba sax ay guerre ci diggante dëkk yi tey jii. réewum Sénégal bokk ci dëkk yi am pétrole lii di koomug réew mi des na koy jël teg ko ci ndoddug pétrole gi bañ a bàyyi xel
li ñeel wàllum solaire gi. élection yi nu dëgmal ay jongante la yoo xam ne bu ñu moytuwulee dina bokk ci jongante yi gën a lëbëjoo du sunuy kàddu ki ko xamle nag di Doudou Wade ne bu fekkee Aly Ngouille Ndiaye moo nekk ca bopp ba maanaam moom lañ dénk ministère de l'intérieur Zahra Iyane Thiam bu APR gisewu ko noonu la mu gis rek mooy njiitu réew bu Sénégal bu jëlee lii ci Abdoulaye Daouda Diallo jox ko Aly Ngouille Ndiaye dafa fekk ne askanu Sénégal seeni jafe-jafe yitteel na ko ndax ma nga leen di déglu wal jooju Ndiaye moom bu société civile bi la mu gis rek moom mooy jëwriñ bu bees bi ñu dénk wàllum biti réew faaw nag mu may nopp kujje gi dañ ci ànd ak Alhassane Ba Diafara Ba. nekkoon na ministre bi ñu contesté Abdoulaye Daouda Diallo ginnaaw scrutin bu fanweeri fan ci weeru juillet kujje politique bi sàkku woon mu jóge ci bopp ministère bi. président Macky Sall ci boppam en 2011 et 2010 yëkkati na kàddu di wax ak réew mi ne leen ministère de l'intérieur du organiser élection yi. waaw ki doon woote loolu tey bu jëlee ministère de l'intérieur jël élection yi nekkoon dafa am ministère boppam jox ko ministre de l'intérieur am mais fan la ñuy jëm te pourtant waxoon nañ ko. ab ministre bu yees ci intérieur Aly Ngouille Ndiaye remplacé Abdoulaye Daouda Diallo moom mi lee chargé wu ci jamono ji organiser ay élections. moom remplacé wu sax Jean par Paul Jean la remplacé par Jean mën nañu am lu yées Abdoulaye Daouda Diallo ci Aly Ngouille Ndiaye. te moom si boppam wane na ko ci journal bi nga xam ne yéen a ko édité muy observateur u tey mais moom commencé gul wane na péeteem nee na dina défendre partem indi nañ fa jëwriñ bu bees mooy que ne président bi fi ne du président boo xam ne day sukkandiku ci xalaatam rek pour jëf wala pour tabb naam am na ay yoon ay xalaat yoo xam ne mi ngi koy amee feneen mais xalaat yooyu boole na ci bu baax a baax li nga xam ne askan bi mi ngi koy mbébét di ko wax. yéen wi diis wante ministre bu bees bi mën na ci génn xalaatu Valdiodio Ndiaye mu jàpp ne lépp question de méthode la. mu bàyyi xel bu baax a baax ci li opposition bi di wax mu woo leen ñu diisoo. en tant que ministre de l'intérieur moom avec le président de la République mun nañ apporter ay aménagements. ci biir ministère de l'intérieur pour gën a dëgëral organes yi gérer biir ministère de l'intérieur mbiru élection muy direction générale des élections ak DAF. question bi mooy mënuñu tabb wala fal bi nga xam ne bëgg nañ ko askanu Sénégal jox leen ko ñu régler ko ci wàllu processus électoral bi mënul ne. élection li koy joxe mooy urne dem voter askan bi ne yow lañ tànn wala tànn nañ kon li am ba des rek mooy ñun ñëpp nag ñu toog tey opposition bi dafa war a saisir opportunité dialogue bi. ay waxtaan yi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci kii di Zahra Iyane Thiam dina gën a dëgëral suñu processus électoral. ñu teg fi suuf politique ak remaniement wax ci leneen ca diwaanu Thiès kaay cheminot yi ñoom ñoo mer ba futtu nee ñu seenub liggéey dara doxul lu jëm nag ci wàllum saxaar gi daanaka àggatul kaay wala mu seen ko leneen itam lu ñu gis ni ay jafe-jafe ne ñetti wagon donc la am te lii bu ñu ci waxul nu mu gaaw fii ak ay weer bu nu muy tuulee daañu tëj seen i buntu te liggéey bu boobaa dina ñàkk jafe-jafe gën a bari ñu dem ci diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk fa Cheikh Anta Diop. liggéeykat yi nekk ci Dakar ba moo ko ferroviaire te yëngu lu jëm ci wàllu saxaar gi nee nañ lu jëm ci wàllu gouvernement bu bees bi ñu tabb de nee nañ dafa mel ni lañ leen cee fàtte daanaka secteur yu bëri suqali nañ leen ba mu des wàllu saxaar gi. président ak premier ministre dafa mel ni bi ñuy tënk sóoraale wu ñu situation bi nga xam ne raay bi ñu ngi koy traversé crise bi nga xam ne Sénégal am na ko du point de vue de transport ferroviaire ndax premier ministre wax na ci kàddoom ni président yi nga xam ne daf leen a créé ak yi nga xam ne daf leen a dooleel c'est compte tenu ñoom njëriñ bi ñu am ci économie bi ak population bi moo tax mais pour un ministre qui était au niveau du ministère de l'intérieur soo ko indee transport dafay ñëw pour commencer waat donc c'est un éternel recommencement le temps qu'il lui faudra d'abord pour mu xam les dossiers en instance c'est du temps ak situation bi ñu toll ak crise bi Sénégal toll ci chemin de fer je pense que tey bu ñuy analyser pour teg en place gouvernement wala politique moom lañ ci war a jiital. kii di secrétaire général syndicat Surrail bokk ci CNTS FC nee na day jamono yi kër gi li muy dunde de metti na lool fekti weer bu fekkee ne nguur gi jëlu ciy pexe buñ sàgganul Dakar Bamako ferroviaire dina tëj ay buntam. actuellement ñun fi ñu toll nii ak kër gi situation yi mu toll avec 3 machines fu mu ne nii ay fan ngi nii raay bi traversé wul dem kaay saxaar gi demul kaay ndax pont bi nekk am bi dafa dagg fii ak ñetti weer bu nguur gi jëlul ay mesures yu ferme yu relancé Dakar Bamako ferroviaire bu ñu leen ne chemin de fer tëj na bu mu leen bett. cheminots yi nag ñi ngi jàjj njiitu réew mi mu jël ci pexe balaa làmbaay ñaaw nee nañ kër gi de jamono yi buñ sàgganul ci nërmeelu la jëm.
Cheikh Anta ñu sant la gërëm la àddu ci cosaan ak aada ak ki nga xam ne turam mi ngi wuyoo ci Fada moom nag lu jëm ci wàllum aada ak cosaan moo ko yitteel la mu gis rek mooy Abdou Latif Coulibaly mi nu dénk lu jëm ci wàllum culture xelam dal na ci jàpp na ne nag mbir mi amaana ay coppite dina am ay sëtu pay ak Younous Diatta doxantu ba centre culturel Blaise Senghor foofee la Fada doon fësal ab liggéeyam ñu teewlu leen. Fada nag artiste récupérateur la day jël ay canettes ak yeneen i matériaux di si defar façon objet bu nekk lii ñuy wax récupération nekk lu mu yàgg bëgg naam nag jafe-jafe yu bëri nag mi ngi koy jonkonteel ba tax nag nomination ministre bu bees ci wàllum cosaan ak aada bi nekk lu ko soxal ba tax mi ngi koy wax. li ko comme tey jii booy xool bu nekkee côté art bi moo xam côté artisanal la moo xam côté art plastique bi gars yi souvent dañuy am difficulté di jaay seen œuvre rawatina Sénégal am nañ ay talent mais problème bi lenn kese la chaque jour gars yi dañ dul am ay lieu de vente ay salles yoo xamante ne dinañ ko ibbi maanaam nit ñi ñëw di fa teg seen tableau ba pare ñu dem di wuti ji ay nit ñoo xam ñoo ñëw di jënd œuvre yi dem di recherche ay bailleurs yu ñëw. comprendre nga wutal ñu ay partenariat bu ñu wutalee ay partenariat bu ko defee artiste bi ñu liggéey nag ñoom dinañ gis seen bopp si ñoom seen domaine bi ñuy yëngu quoi. rawatina sax seen ministre dama koy ñaaxaat li nga xamante ne jeune artistes yi ñu ngi koy defar moo xam ay avion la moo xam ay oto la moo xam ay bateau la nañuy def le tout di jege gars yi di leen renforcer di leen may loxo. mu ni nag buñ ko jàppalee dina nekk lu am solo ndax dina gën a mën a liggéey ba former tamit ay ndaw yu bëri. bu ko defee gars yi mën nañ jël lii nga xamante ne. moom la ñuy liggéey ñu koy jox suñu doom ak suñu jarbaat ak suñu sët yi ñu koy fooyee. ay nit bu ma sañoon dañ may tijjil ay salle ma si former ay jeunes man li ma la fi woon si ay xeetu aar ni macha allah man am na suy bëree bëri nee naa jànguma ko yàlla moo ma may rek may toog ñu ma koy defal. mais gars yi mën nañ jël lii nga xamante ne moom la ñuy liggéey ñu koy jox suñu doom ak suñu jarbaat ak suñu sët yi ñu koy fooyee. bi muy liggéey ak léegi nag tàggat na ci lu toll si 60 ay ndaw ci li ñuy wax art plastique ndax nag Fada bi mu nekkee gune ba tey. ñëpp xam nañu li mu bëgg muy li ñuy wax récupération ba muy dem di si defar ay yeneen i œuvre yoo xamante ne dina ko bokk ak ku nekk. Aïssatou Paye ñu sant la gërëm la ñu des ci nañ leen ko waxe woon ci bopp xibaar yi gis ngeen ne fan yi ñu génn ay jafe-jafe yu bari moom moo am jéye la taw yu ànd ak i ngelaw jafe-jafe yi itam bari na ay réew yu ci mel ni Sierra Leone gis ngeen la fa xew rédaction bu télévision Futur Média seeti ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu météo la mu gis mooy Sénégal muccagut changement climatique àdduna moo koy dund te itam faaw ñu xamal askanu Sénégal lan la ak itam ban jafe-jafe gàllankoor la mën a indil askan wi. Aminata Mbari Sow Abdoulaye Diallo. ay taw yu bëri yu ànd ak ngelaw gu bëri doole loolee bëri na luñ koy nemmeeku fan yi ca États-Unis ci Europe wala sax fii ci Afrique ouragan Irma mooy bi mujjee am fi mu toll nii ca Île-de-France ay nit daal di ciy faatu waaye tamit yàqu-yàqu yu bëri. moo tax temps yi boo xoolee li ngeen ni booy xool lu bëri li xewoon Sierra Leone temps yi ci ginnaaw Sénégal sax am na lu xewoon Linguère temps yi ci ginnaaw au mois d'août li xewoon ni amoon nañu précipitation 216 millimètres loo xam ni gëj nañ ko am bu dee mës nañ ko am sax ci Linguère donc léegi phénomène di gën a augmenté tax changement climatique loolu day gën a ñëw donc af fi bàyyul kenn. ñii seen xam-xam màcc ci wàllu météo jàpp ne mbir yooyu lépp nag li ko waral mooy réchauffement climatique bi maanaam pollution bi moo ëpp doole léegi ci planète bi. benn dëkk mucc ci benn dëkk bu dëkk bu nekk ak say tolof am na dëkk yoo xam ni dañuy toog ba saaga daal am bekkoor bu yàgg toog am bekkoor bu yàgg am dëkk yoo xam dañuy am phénomène yoo xam taw yu bëree bëri la ñu am dënnu yi di gën a yokk am na pays yoo xam dañuy am ay tàngoor yu gën a bëri Sénégal ci la bokk copp ci li koy xewal mooy tàngoor bi lu mu gën a tàng muy gën a am ngelaw li di gën a yóbbu ay vapeur d'eau ñaan cóola ci kaw muy def ay nuages di gën a violent ñaan cycle de l'eau bi day augmenté. fii ci Sénégal ñii di yëngatu ci wàllu météo ñu ne ñu ngi liggéey ngir gën a xamle askan wi ci bépp changement climatique bu mën a am fii ci sunu réew. géej gi supposons ñun nappkat dañuy liggéey ak ñoom yéen wax naan géej gi dafa sàmmara bu leen dem ci géej baykat yi aussi bu ñu waree bay ñu wax leen attention am nay taw yu fort yu mel noonu donc yooyu la ñuy wax protection ñu système d'alerte précoce la ñu war a mettre en place gën ko dooleel ba nit ñi aussi mën a xam ni kat en tout cas suba yaakaar nañ am taw bu rëy boo xam ni mën naa andi ay tolof ku nekk jël sa matuwaay ba fexe ba au moins buy ñëw tamit fekk jël nga sa matuwaay ba au moins ñoŋ bakkee ni Sénégal nag ni yeneen réew yi li ni mel mën ni fay am waaye ñu jàpp ne dañoo war a gën a gindi askan wi su ko defee ñu changer seen comportement ba lu ni mel bañ fee am.
Aminata Mbaare Sow ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen muy li xew jamono ji ak jumtuwaayu xarala yu bees yi gis nañu ay coppite yu bëri li ko dalee ci ordinateur dem ba ci téléviseur yi jàpp téléphone portable yi gis nañu ne askan wi lañu koy jëfandikoo bari na ba tax nañu samp ab laaj ne naam ndax du indi ay jafe-jafe ci wàllu gis-gis bi ak lu ni mel ophtalmologue bi indi na ci ay leeral la mu ca wax mooy lépp loo gis rek ndànk da caa baax bu fekkee da nga koy jëfandikoo bu ëpp amaana mën na laa indi lay gàllankoor ci say gët ak lu ni mel Moussa Ngom Pape Sangone Mbaye Abdoulaye Diallo. moo xam ngir liggéey la wala leneen lii di téléphone télé tablette wala ordinateur fu ñu mënti toll soreetul suñuy gët si ñi gën a xër mu dem ba laaj bi doonatul ñaata waxtu lañ siy def wante kañ lañuy noppalu si lii di écran. man moom li may utiliser ay téléphone bëri na lool mais heure julli moom bu jotee du ma utiliser connexion wala heure yi ma waree dem liggéey du ma utiliser mais heure bu ma wéetee rek nga xam ne ni daf ma dara sama xel nekkul fenn fi yoo xam ne dama koy def si laay utiliser sama connexion. leeraayu écran ordinateur Pape Saloum Tamba moom ci la dëkk mu yor ab multiservice liggéeyam yëpp si kanamu machine am la koy defee tax ba yenn saa it du ñàkk mu yëg ko. lu ci ëpp temps bu néewee ba néew si journée moom mën naa wax 8 heures ba 9 heures de temps mën naa ko def quoi su ma demul liggéey maa ngi fi. parfois da ngay sentir ne comme sa vision des fois on dirait que c'est flou un peu quoi mais xam naa loolu effet écran bi la quoi moo koy waral quoi. wante kii di docteur Mamadou Sall moom mu ngi xamle ni du lumière bi si boppam moo mën a indi gàllankoor wante yàgg ceeg jege ko. am na ñoo xam ne ñi du ñuy ñëw fekk ñuy yàgg nekk ci kanamu ordinateur bi loolu moom léegi c'est fréquent ñun ñëpp suñu ordinateur la ñu nekk mais lu ci gën a am solo mooy ordinateur soo ko jàkkaarloo ak moom ay ñetti waxtu ñeent da nga war a arrêté defi leneen luy nekk waxtu génne walla nga doog a ñëwaat. mais waroo toog ci kanamu écran bi di ko xool suba ba ngoon habitude yi la ñu war a changer moytandiku di nekk devant un écran surtout pour les enfants surtout xale yi bu ñu leen bàyyi ñu nekk devant l'écran du matin au soir loolu moom baaxul. si beneen wàll ophtalmologue bi jàpp ni amul lunette yuy aar si lumière appareil wante pexe bi doonu leneen lu dul bañ a ëppal si ni ñuy jëfandikoo xarala yu bees yi. Moussa Ngom jërëjëf jaa ngeen jëf mbokk yi ci safo bi ak kóolute bi Léa Soukeyna Ndiaye fii ak ay simili yu néew daa fi toog xibaar yi ci français lay doon ñu fanaan jàmm.